mbokk yi asalaamaaleykum mbégte bànneex la ñuy am saa su jot di feggoog yéen ci Walf TV leeru jamono àllarba su 28h jotee si seen émission bi lee di Selebe Yoon ñu penco lépp loo xamante ni dafay mokk actualité ay bés bi ñu koy waxtaane ci biir kër yeeg ci grand place bi ngir gindi leen ci Walfadjri leeru jamono saa su jot dañuy dalal ñoo xamante ne seen xam-xam day màcc jëm ca fànn boobu ngir ñu waxtaanee yile ponk tey nag ci plateau bi ñu am mbégteeg bànneex dalal ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Gueye di maire bu Derklé di suñu njaatige kon fii nekk itam ci coalition bi di Manko Taxawu Sénégal am mbégte itam dalal ki nga xamante ne moo di Youssou Touré di ministre conseiller no bokk yaakaar ñu leen di jaajëfal di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay di leen bàyyi ñu nuyoog askan wi laata ñuy sóobu ci li nga xamante ne moo di waxtaan bi monsieur le ministre asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi nuyu aussi suñu camarade suñu xarit sëñ Cheikh Gueye. jërëjëf monsieur le ministre conseiller monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si di nuyu suma xarit suma njaatige di le ministre Youssou di suñu xarit bu yàgg di nuyu ñi ñuy déglu ak ñi ñuy seetaan di nuyu aussi borom kër gi ak ñi fi liggéey yëpp. jërëjëf monsieur le maire ñu koy jaajëfal itam di leen jaajëfal yéen ñi safoo leeru jamono ni ma ko waxee dañuy dugg si li nga xamante ne moom moo di waxtaan wi gis nañu ne ay bés yi yëpp li nga xamante ne moom mooy alimenter le débat moom moo di le cas Assane Diouf bi nga xamante ne au niveau des États-Unis nguurub Sénégal nee nañu moom moo ko jiiñ wàllub terrorisme monsieur le ministre yow lay commencé est-ce que li ni mel du dem ba gàkkal li nga xamante ne moom moo di suñu réew bu fekkee ne suñu réew ci boppam mooy jiiñ doomu réewam li nga xamante ne moom terrorisme ndax lu firndewu la wala loo xamante ne dañ koy mbubboo ngir mën koo xoqatal. waaw maa ngi leen di gërëm xam nga dafa am loo xam ne li moom gënut si réew moo xam ne mi réewu gëm-gëm la dafa am lu gënut dafa am maanaam ay kaddu yoo xam ne yi wax dëgg yàlla bu ñu sañoon danañ gën a rafetal kaddu bi parce que dara jaru ko fi réew mi yàgg nañ koo wax réew mi ñun ñëpp a ko bokk kenn ëppalewu si sa morom donc bu ñu toogee réew mi réew mu sénégalais yëpp la ak même bu ñu toogee lépp lu ñu mën a def nañ fexe ba réew mi jàmm am fi jàmm nag ñun ñoo koy sàkkul suñu bopp ñun ñoo koy doxee ñoo koy waxee lu xew léegi Sénégal fu mu ñu jëmee du doon en tout cas lu gën parce que si yaru ñun diine lañ xam muy diine jullit muy diine catholique muy yeneen diine yi diine mooy topp yàlla booy topp yàlla nag am na loo xam ne li war nga ko jomba wax fii ku fi toog aussi da nga fiy toog ab diir nga dem sa morom ñëw donc yaakaar naa ne jot na ñun sénégalais yi ñu delloo si suñu xel xam ne mbir mi du si doole mbir mi du si xaste mbir mi du si saaga képp kuy saaga c'est parce que motoo loo doon motoo ko réew mi bu ñu fexee ba yenn jafe-jafe am fi ñun ñëpp a koy rëccu donc kooku nekk fële di wax nañ ko bàyyi mu wax parce que réew moom lu nekk si nekk ay nit danañ si nekk ñu mel ni Youssou Touré aussi peut-être amuñu xam-xam nii ren danañ fi nekk di wax lu leen neex di jéem a yee fitna loolu mooy yee fitna yaakaar naa ne donc si loolu war nañ ñun ñëpp war nañ mën di waxtaan parce que ay doomu aadama lañu ay jullit lañu ay chrétien lañu nekk si réew moo xam ne mi aussi réewu diine la dañ daan wax tout le temps nañ rafetal kaddu gi nañuy rafetal kaddu gi bàyyi xaste yeeg saaga yi du loolu moo ñuy avancé loo saaga yomb na lool xaste aussi yomb na lool mais boo doonee gor juddu foo war a juddu doo saaga doo xaste mais est-ce que l'État du Sénégal n'est pas allé très loin ci le cas Assane Diouf en l'accusant de terrorisme est-ce que loolu du dem ba ternir image li nga xamante ne moom moo di Sénégal am gàllankoor yoo xamante ne sax mun na dem ba jural ko doomu réew ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu. waaw maa ngi nuyu kilifa réew mi yëpp maa ngi leen di nuyu xam nga dafa am loo xam ne lii wax dëgg yàlla tontu si sax mooy taqal sa bopp ñàkkal sa bopp fayda kee toog fele di wax di xaste ñun de buñ sañoon kenn du ko tontu parce que nag aduna bindoo noonu ñii am nañ xel
ñii leneen lañ bëgg ñii ñu ngi yóotu leneen extra extra mais comme ñun nag yàlla def na yàllaa ñu boole am lu ñu bokk luñ bokk mooy la patrie luñ bokk mooy la nation sénégalaise ñun ñoo ko bopp kenn moomu ko Sénégal gi kenn du ko moom ilaa abadan donc bu am ay nit ñoo xam ne ñi ay nitu caaxaan lañu duñ génnee seen làmmiñ lu yiw lu salte rek loolu nag yoru réew képp ku koy def nag moom danañ la seetaan yow ak askan bi yow ak sa digganteeg borom moom la ñuy seetaan du ragal du dara mais dañoo gis ne rek ñu ngi commencé yàq jikko yi te kaddu yi demee na noo xam ne ni mën na indi ay jafe yoo xam ne yi Sénégalais yi mérité wuñ ko Sénégalais yi xam nga lu ñuy xaar si ñun ñu lekk ba suur naan bu seen doom feebaree ñu mën ko faj loolu je crois que loolu la Sénégalais yi di xaar si ñun Sénégalais yi xaaruñ si ñun ay xaste xaaruñ si ñun ay xuloo ak i saaga lu yiw rek la ñuy xaar si ñun dinañ ñëw ci point bi nga xamante ne lan mooy la cause mais damay rebondiraat ci même question bi monsieur le maire tey est-ce que nos dirigeants ne devaient pas avoir un peu de hauteur par rapport à cette question moo gën ñuy soulever mbirum terrorisme est-ce que loolu itam diisul ñu ngàll ko ci ndot ne ab citoyen sénégalais la peut-être que am na ay dérapages yoo xam te ne kenn du ko cautionner naam ma bëgg rek wax ni wax ju ñaaw wax ju tegginuwul jëfin boo xam ni dëppoowul ak xam-xam ak xel ak sago man de duma ko def te duma ko rafetlu it waaye lépp lu rafetul it am na nu ñu koy saafara bu jur jàngoro def naa ni mënoon naa ñàkk damay déglu bu baax suma sëriñ suma xarit suma soppee di sëñ Habib bu sëñ Mbaye Sy Mansour muy wax ni ku jiitu du bañ a dégg si taat wu rëy sang yi sax Seydina Mohamed noon yi lu nekk wax nañu waaye bu fekkee dafa am lu la yàlla bindee am aussi foo féete ak askan wi da ngay jëlale di jéggale di baale te yàlla rek tax fayantoo wala defante bu mu indi jàngoro dara jaru mbirum Assane Diouf dégg naa ci ñu bari ñu nekk Amérique kaddu yoo ma dégg ñu yëkkati ko saafara ba jur jàngoro moo ko waral maa ngi leen dégg sax ñu naan tey jii deru Sénégal foofu ci Amérique rafetatul fu ñu leen tegoon teggi nañ leen fa nañ daan xoolatuñ leen ko ba ñoom ci seen bopp sax daañu daje pour wane ni ñoom duñu ay terroriste xam nga garaaw te réewum Sénégal ak bàkkum Sénégal la ñu daan nawee ci biir réew mi ak ci bitim réew kooku nag kenn waru ko yàq lépp lu koy yàq aussi ñi ca war a taxaw war cee wax war cee jóg war nañ koo def wala muy yéex yenn dëkku Afrique yi mbaa dëkk yi ci àdduna bi sax coow ya fa am wala jaare waale ya fa am ci lu mel nii rek lay tàmbali moo tax ma naan ñun ban réew lañu moo tax may fekki ñu doon wax ni sëñ bi waxoon na ko sëñ Cheikh yal na yàlla yokk leeram mi doon wax naan nañu sang réew mi maanaam réew mi lu ko jot daan nañ fi gis lu nekk daan nañ dégg lu nekk waaye ñiy dégg léegi ak yi ñuy gis léegi ëpp na dayo te kenn mus ko gis bu ñu ko saafarawul nag dana jur jàngoro joo xam ne kenn du xam. mais ci jàngat tey lan moo tax le Sénégalais a l'insulte sur le bout de la langue. sabab bi bari na d'abord mooy ni ma la ko waxee léegi njiit ak kilifa bu fekkee matuwaay ba nga war a am taxawaay ya ngeen war a am taxawu leen ko mën na nekk ay parenteer wala ay bunt ba nit wax la lu mu ta war a wax waaye bu fekkee bu la nit waxee nga baal ko bu nit defee na ko warul def naata nga ne ko lii waruñu ko def waaye ngay jëlale jéggale bu dee deretu gor rek mooy daw ci nit ko ëllëg dana xam ban taxawaay la war a mën taxaw bokk na ci it réew mi toll na foo xam ni royukaay yi internet beeg yi xew yu bees yi xarale yu bees yi dañuy jaawale réew yi jaawale nit ñi ndax li ñu accepté ko Amérique ndax daan nañ ko mën accepté ñu te ñun nag dañu am cosaan am ay kilifa am ay wéeruwaay yoo xam ni mu ko waxee ay royukaay la ci melokaan
ci jikko ci kaddu ci jëfin te amuñu lu gën loolu te loolu lépp l'islam ak diine moo ko lal sell ak jub moo ko lal yonent bi sax yàlla bu mu koy tag ci jikko bu rafet la ko tag donc am na loo xam ne du ñun bokkul ci ñun jógewul ci ñun waaye ñoo koy defit te bokkul ci ñun war na yee wala yiir leen ba nga xam ni loolu du law te du indi benn gàllankoor ci doxalinu réew. d'accord monsieur le ministre est-ce que du suñu njiit yi ñoom ñoo ibbi brèche bi nga xamante ne nit ñi si la ñuy porox ndoolu léegi di yëkkati bépp kàddu yu ñàkk worma yu ñàkk teggin itam di leen ko teg. waaw mais xam nga ñàkk worma boobu ak ñàkk teggin du léegi la commencé je crois que nee nañ réew bu nekk rek am na njiit boo xam ne bi réew mi moom la mérité ñun. du faral kenn dañuy wax rek te yàlla tax buñ xamee xam suñ jaar-jaar ak suñ passé mosuma dégg président Macky Sall xaste wala lu ñaaw mu génne ko si gémmiñam mosta am wala boog mosuma ko dégg donc lépp lu muy wax du ñuy toog secrétariat bokk na si lum ñuy dénk ñu respecté askan bi bàyyi yenn wax yu tegginiwul di ko teg si dara nit loolu yëpp dañ presse réseau des enseignants bugguma sax di dugg si yooyu mais je suis obligé daf ma daan naan pour ancien président Ablaye Wade mu ne ma Youssou président Wade dama bëgg nag ngeen xam ne jiite na réew mi te mag la même bu ñu nekkee opposition loolu la ñu doon wax donc si loolu laa mën a sukkandiku pour ne président Macky Sall quand même sur ce plan royukaay la ko tagg mais yàgg na wax ñu mu nekkal nañu may cër nit ñi may cër képp ku fi nekk am yenn at yi boo ko seetloo ñu ngi naan kooku nekk ñu ngi wax terroriste ñu ngi wax lii nangam société bu nekk société bi tout le temps nii la ma samel société bu nekk danañ toog benn jamono mu am ay phénomène yu juddu yu jóg taxaw dañuy fexe ba nga xam ne dañ koy teg de côté continuer loo xam ne li yàlla moom la ñu dénk mooy ñu fexe liggéeyal askan bi taxawal askan bi ba nga xam ne mënuñoo saafara yëpp nag jafe-jafe yëpp mënuñ ko saafara parce que àdduna lañ nekk mais danañ fexe ba ku si nekk rek bay waaram ñu fi nekkoon am na lu ñu fi def muy président Senghor muy président Abdou Diouf muy président Abdoulaye Wade ba tey jii si président Macky ku nekk rek am nga waar woo bay donc loolu aussi dañ ko war a nangu àdduna nag dem mukk ba nekk àjjana ce n'est pas possible lépp dox dara benn problème du am loolu ku ko bëgg a wax dëgg yàlla da ngay xaar ba dugg àjjana loolu moo fa am jàmm rek moo fa am mais nañu fexe faralaate moo baaxut di faral nit parce que kii laa àndal kii laa àndal kii laa àndal ay phénomènes yii di am mais loolu yàgg na si jamono ji moo ma ko gën a xam Allemagne amoon na ay jamono lu mel noonu am fa terrorisme bu doy waar ana mu jóge na fa parce que nit ñi toog nañ donc ñun aussi war nañ mën a toog suñ biir bàyyi nag naan fii laa bokk fii et cetera di waxte yàlla tax ñu bañ a toog rek ku nekk booy wax rek ngay waxal sa camp di wax loo xam ne li wóor na la ni lii tegoo ko si dara ku jóg di xas président ñu ko xas ñi yëpp yekk ko lu nekk mais terewut ñu ngi fii di taxawaalu ñu ngi fii pourtant loi bi lu diis la teg képp koo xam ne ki première institution parce que président de la République mooy première institution du pays lu nekk la ñuy yekk si kaw président lu nekk. mais pourquoi mu souple ci ñooñu te mënul indi woon benn souplesse comme ni ko monsieur le maire waxee saafara bu jur jàngoro fi mu nekk nii moom moo leen dal souplesse si fan ci ki nga xamante ne moom moo di le cas Assane Diouf bu fekkee ne saafara bu jur jàngoro ndax dañu ne état bu Sénégal moom moo ko clamé au niveau de l'immigration aux États-Unis ci acte terrorisme xam naa état Sénégal daal mooy président daal mooy toog naan ma Samba ma Demba extra réew c'est un tout c'est-à-dire que da nga foog ne lu jóg rek c'est-à-dire que président moo koy yëkkati nañ def lii bu doon loolu la du nommé gouvernement ku nekk am ministre bu nekk am na lu
cër buñ ba part buñ la jox cër buñ la jox ministre de la justice am na lu ñu ko jox ak keneen ak keneen lenn nag am na anarchie moom dañ ko war a moytu parce que bu fekkee ku jóg tey jii sama vis-à-vis ma toogal bu ma ko waxee lu ñaaw comprendre nga si man lu ñaawteef boobu si man lay dellu si dañoo war a respecter ñi may leen cër nit bu nee jullit la bu nee chrétien la gëm ne nga war a wormaal doomu aadama donc et puis phénomène bu am loolu siècle yëpp moo am réew yëpp boo demee Grèce antique un peu partout tout le temps nga gis ay phénomène de société mais bu mu tax yow nga gis kuy wax lu bon di def lu bon nga koy encouragé ne way lii mu wax dëgg la extra mooy bëgg yàq réew mi bëgg tas réew mi. d'accord ñu resté ci lancé boobu moom moo ñuy mëne ci conseil constitutionnel fan yëpp moom mooy alimenter également débat yi mais tey li nga xamante ne moom lañ ci gën a nemmeeku li ci mujj moo di les deux avocats de Khalifa Sall yi ñu traduire ndax jàpp nañu ne dañu ñàkk wormaal ñi nga xamante ne moom moo di sept sages yi te yaakaar naa ne boobu ak léegi sept sages yooyu lu nekk dégg nañ ko lu nekk yekk nañ leen ko ci li nga xamante ne noonu la ñu tranché jëm ci recours yi nga xamante ne déposé woon nañ ko Cheikhou. lu yëm yi mooy li ma la wax rek xam nga njiit dafa métti dafa jafe te njiit dafa war a nekk royukaay ci lu baax ci lu ne ñaari avocat yooyu li leen di toppee jàpp naa ni sax ñàkk kenn du woon seetlu ni sax am na lu ñu wax wala lu ñu def bu fekkee ni lu jóg nga yëngatu lu jóg nga lëñbët ko lu wax nit nga loolu mu indi état policier boobu mooy tax ñenn ñi nga xam ne amuñu lu ñuy seet wala lu ñuy moytu loolu leen neex ñu def ba ñenn ñi sax ñu naan dañoo dof ak et cetera mooy li ma doon wax léegi rek xam nga réew mi dafa am ci luñ ko muule nit ñi aussi ci loolu la ñu war a nekk ci lu yemb ci lu sell ci lu yiw ci lu rafet ci lu teggine keneen ku def leneen du see lañ la war a def ñu def lu ko waaye bu fekkee ni kenn du wax kenn du yëkkati kenn du joxe sa xalaat mais am na ñoo xam mënuñu loolu ba tax na man ñenn ñi sax dañu fay jaare faf noppi te xëy na seen noppi boobu mën na indi jafe-jafe ci réew mi xëy na bu ñu waxoon ñu xàllu yoon moo xam buñ ci jaaree mu saafaraw ba tax na yu ci bari daal defe naa mën nañ ko teg ci suuf bañ yee fitna parce que fitna rek lay indi lañ leen di toppe nag ak lañ leen xam naa ñoom daañu wax aussi ban xalaat lañ ci am mais comme ni nga ko waxee laata ñoom ñu wax baa ñu def ñu bari dégg nañ leen ñu wax ci conseil constitutionnel ñu bari ba léegi aussi ñu ngi wax ci conseil constitutionnel te dafa am réew yoo xam ni ñoo wër Sénégal nekk ci Afrique seen conseil constitutionnel nañ ko composé coow yu mel ni du am mais bu fekkee ni yaay buur yaay bumi kenn du ko fi waxee yaa ko def te kenn du ko wax jafe-jafe ak njàqare ci réew ba tax na man may ñaan ñu delloo si xel yi delloo si xol yi te xam ne ñu ni nen la ñuy def yërmande suñu bopp yërmande suñu biir te xam ni yàlla rek mooy borom doole yàlla rek aussi moo mën mooy def mooy dindi. Monsieur le ministre tey ci pour bañ a fragiliser conseil constitutionnel surtout taxawaayu sept sages est-ce que jotul tey ñu soppi li nga xamante ne moo di tànneef bi. waa xam nga ñu ngi wax conseil constitutionnel yàgg na fi dafay yàgg c'est-à-dire que réew bu nekk dafa am si lu muy sukkandiku pour doxal réew mi conseil constitutionnel mooy yoon mooy loi mënoo nag un président de la république loo xam ne li xëy na mën na indi jafe-jafe wala am lu mu yàq nga ne naa ko tànqamlu parce que il faut aussi ñu jàng xam ne quand même suñ démocratie avancé na avancé boo xam ne bi il faut que ñu def la part des choses justice il faut mu am il faut conseil constitutionnel am parce que yooyu ñu teg la pour que ku nekk tënku si lu yoon wax buñ ñàkkalee doole yoon buñ defee ba suñ constitution suñu fan justice bi dem ba amatuñu yenn sañ-sañ yi yenn doole yi mais bu boobaa ñaanuma ko yàlla lu xew yeneen réew yi moo fi xew donc nañ xam ne yaakaar naa ne réew mi dafa am Sénégal yi dañoo fab ay sénégalais à part entière dénk leen ku nekk
boo xam ne bi moom ngay doxal. mais instant bi ak ni ñuy doxalee est-ce que du li Cheikh Gueye wax moo nar a am kenn du fi wax kenn dootul am sañ-sañ wala di xoqatal ak mais xam nga nag bu fekkee ne ñu bëri yëkkati woon nañu ay kàddu ŋaañ conseil constitutionnel xam nga nag man Cheikh Gueye sama xarit la nit ku pondéré la nit ku posé la mais quand même mais réew anarchie mënu ko yore lu neex wax mu wax lu neex waay mu def ku la neex nga joxar bi ko ku la neex nga teg si daram lu nekk président lu mu doon première institution ñu waroon ko respecté mais doomu aadama da nga ko war a may cër am na wax ju ñaaw wax ju salte ba war a teg si dooma gis nga ñooñu ñuy wax nekk si rajo yi waaye ñun ñu ngi nii nekk si réseaux sociaux yi di wax extra extra du ñooñu ñooy perturber président Macky Sall ak gouvernement mënuñu leen a perturber parce que dëgg la jiite jafe na jiite métti na mais ñuñ fal ñu nekk fi si jafe-jafe askan bi mais ñun ñëpp dañ si war a jàpp ñu nekk si nguur gi ak ñu nekk si monsieur le ministre yooyu bi ñu génnee wax seen verdict si recours beeg yi ni mel ñeneen jóg nañu jox xar bi leen waaye taxul ñu inquiété leen mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon jóg di ŋàññ doxalinu 7 sages du conseil constitutionnel kenn inquiété wu leen mais il a fallu que ñaari avocat yu Khalifa Sall génn wax doxalin boobu am au niveau du conseil ak 7 sages yi ñu woo leen conseil de discipline est-ce que loolu du comme niñ ko waxee doo ko jéema xanaa kay nag wax dëgg yàlla ñooñu seen liggéey la man sama liggéey jàngalekat la 2+2 laa xam vraiment je crois que réew ku nekk dafa am cër bu ñu la jox suñ justice waruñ koo noot ba nga xam ne dootul am yenn kattan yi justice buñ defee nekk si kaw magistrat yi nekk parce que magistrat yi tey jii gannaaw yàlla ak yonent bi mais ñooñu protégé boo déggee ñuy wax constitution c'est pour dajale réew mi ku nekk xam ne lii dañ koy tere lii baax na lii nangam et cetera constitution dafa fort 7 sages yi dañ leen fa teg. kan moo leen fa teg tànneef bi. waaw tànneef moo leen fa teg seen xam-xam parce que xam nañ lu yoon dañ fi nekk démb ak bërki démb sages yi buñ fi nekk mais nekk nañ fi yàgg na juges yi yàgg nañ fi depuis Senghor ñu ngi fii pourquoi tey jii mënuñ nangu ni sages yi ñu teg fi mun nañ doxal yoon doxal dëgg pourquoi mënuñ ko nangu parce que nit ki démocratie mooy nga nangu ne ñii la fi yàlla teg jaarale ko si askan bi nga bàyyi leen ñuy liggéey nag du mot perfection moom du am fii mukk si àdduna bi lépp a baax non mënut a am si àdduna bi mais parce que ku jégi ak pouvoir bi waruñ toog di xoolante lu tubaab di wax en chien de faïence di toog di xasante comme ça du loolu mooy jëme réew kanam ma xas Cheikh Gueye xas ma kii xas kale loolu la askan bi di xaar si ñun mais il faut mu am yoon juge yi ñun juge yi waruñu jël benn décision ñu si teg dara ñu koy ŋàññi ñoo xam ne ñi nag ñoo nekk si gannaaw loolu di wax yenn yoo xam ne di puus nit ñi ñuy wax ju ñaaw ñooñu ñuy fi jàppoon extra di saaga di boo leen jàppale ça veut dire que gëmoo démocratie ça veut dire que gëmoo sax yàlla parce que yàlla dafa am ay charte yu ñu tegal charte yooyu ñu war ko nangu. d'accord Cheikh Gueye tey ni ma ko waxee mbirum conseil constitutionnel mi ngi continuer di alimenter le débat le cas Khalifa Sall idem parce que si week-end bi le ministre de la justice génn na xam le ne Khalifa Sall il était en détention avant muy nekk déjà député yéen a ngi def benn pétition pour caution pour mu génn mais Khalifa dit qu'il n'en veut pas moom génn déposer caution c'est comme si il validait li nga xamante ne lañ ko tuumaal tey ci point yooyu yëpp yéen a ngi soulever ay nullité ay irrégularité ci li nga xamante ne moom moo di dossier boobu. waaw xam mooy li mu la wax sànq réew ak société boo gis waxtaan moo ko yor waaye waxtaan bu tegu ci xam-xam waxtaan bu tegu ci dal waxtaan bu tegu ci wegantente ministre bi nga wax déggoon nañ ko ci ginnaaw mu wax la mu wax. mais sénégalais yi voté Khalifa Sall. Khalifa Sall nga woon ci kaso bi ñoom ñoo la gën a xam ni Khalifa Sall nga ci kaso bi teewul ñu votel ko ñu ko yow lu ñu bëgg nga nekk député ndax sa taxawaay ci assemblée nationale dana doon suñu taxawaay dana saafara suñu ay bëgg-bëgg ak suñu ay métti kon wax jooju man mënuma nangu ni wax ju lu nit di waxtaane la Khalifa Sall bii ñu fal mooy Khalifa Sall bi nit ñi xam ni dañ koo téye te atteeguñu ko te teguguñ ko benn tuuma
donc bu ñu bëggee wax ni Khalifa Sall ba ñu téye woon du woon Khalifa Sall loolu wax joo xam ne wax ju yàqu la ñu ko votel fal ko ñoo la gën a xam fopp fa Khalifa Sall nekk teewul ñu votel ko te lañ koy toppi ba léegi attewuñ ko taxaluñ ko ba ni ko lii lañ la jàppe te ñëpp xam nañu ni liñ koy toppee mairie Dakar ba mu sosoo ba léegi doxalin bi noonu la Mamadou Diop wax na ko Papa Diop wax na ko ñëpp dégg ko ñi jaar ci mairie bi ñëpp xam nañu mbir mi dafay xaw nurul leneen comme la li tubaab di wax acharnement lay xaw nuru maanaam bëgg tiiñal nit ki rek bëgg ko rëbb rek bëgg ko faagaagal rek lay xaw nuru te nag xel dafa mënul nangu loolu jullit aussi dafa mënul nangu loolu. mais tey bataille ngeen ci front yu bëri mais le cas reste le même tey ban taxawaay ngeen ci am. mais taxawaay yi bëri na xam nga Khalifa Sall askan Khalifa Sall adduna bi yëpp moo tax am na yoo xam du ma ci commentaire man mën naa ci am gis-gis bi keneen am ci gis-gis boobu parce que ni ma jàppe ni man li Khalifa Sall wax lu am la lu dëgg la lu ma gëm la lu ma bokkoon ak moom la ca mairie Dakar fàttalikul maa doon premier adjoint Khalifa Sall li mu wax yëpp bu ñu tegoon kaamil wala biibal ma teg ci sama loxo waat ko billaahi noonu la demee waaye nag loolu tegewul taxul ñeneen ñi nga xam ne am nañu cofeel ci moom te bëgguñu ci moom lu mu génn foofu mu nekk te tax nañ jàpp nañu ne foofu de place am pexe yi ñuy def pour loolu am aussi mënu ma ci wax lu dul rafet la loolu nag ci li nga xam ne moom la wax te ma ànd ci aussi parce que moom jàpp nañu deful dara luñ ko war téye liñ koy toppee dara amu ci te la ñu waxoon ni lañ ko war saytu bokkul ak li nga xam ne moom la ñuy jëf ba téyew rapport yi IGE moom ci boppam wax ne nañ ko déclassifié barki démb rek maa ngi déglu le président Idriss Seck muy wax jaar-jaaram ci jamono yooyu lu ko indee ak loolu lañ ko doon toppee yooyu yëpp démb may déglu soxna Aïda Diong mbir yu bëri di dellu siwaat ci sama xel ma naan mais nguur daal bu amee doole dul téyel mënuloo rëcc ci mu téye mënuloo rëcc ci mu téye la ndax Youssou kon y'a une justice à deux vitesses ak suñu déggee déclaration yu waroo yi nga xamante ne le ministre de la justice garde des Sceaux Sidiki Kaba génn na ko bu njëkk ba mu ne woon Khalifa Sall jouit de ses droits mun na wote su ko neexee ak yi ni mel tey ji mu génnaat xam le ne Khalifa Sall laata ñu koy fal député sax mi ngi woon ci biir kaso yi mu mel ni dafa bëri ay commentaires yoo xamante ne le garde des Sceaux lui-même mi ngi ko loolu di indi teeyub xel. waa xam nga garde des Sceaux lu tax ñu teg ko fa c'est parce que dafa xarañ si lu jëm si wàllu yoon fii Sénégal yaakaar naa ne suñu démocratie quand même avancé na lu tubaab di wax séparation des pouvoirs réalité la fii bu fekkee ne nag par exemple ku am jafe-jafe tëb ñëpp egg si président ne président la loolu njuumte la parce que suñu xarit Khalifa Sall mais ban jullit mooy yéene sa moroomu jullit métit ñun meluñu noonu te duñ ko mel nag ba mukk président Macky Sall benn coxorte nekkul si moom te man xam naa si dara mais bu fekkee nag dañ la jox réew dafa am ay paramètres yoo xam ne yi da ngay obligé tenir si compte bu fekkoon président Macky Sall dong la wala muy Youssou Touré dong kon le maire Khalifa Sall du fa def ñaari fan parce que suñu camarade la suñ concitoyen la te dama yaakaar ne dialogue bu ñu doon wax Cheikh Gueye waxtaan bi moo ëpp solo ñuy waxtaan parce que kenn mënulul sa morom dara yàllaa mën yëpp ñëpp nañuy toog di waxtaan di jéem a seet ay stratégie di jéem a seet ay solution parce que adduna bii quand même du luy wéy nguur du wéy dund sàkkantuma ak dund donc bu ñu faree rek xaw ma jeng la ko wolof di wax xaw ma nañuy toog di waxtaan di gëstu moom président Macky Sall foog ngeen ne président Macky Sall dana toog jafe-jafe yi Khalifa Sall nekk mu koy rafetlu am na loo xam ne li mënu ma ko wax parce que dama am obligation de réserve
mais ku ko xam ne soxorut président Macky amul benn coxorte benn rancune si xalam. lu ma gis aussi lu ma jot a Khalifa Sall gisuma fu mu defee yëfi soxor wala loo xam ne la extra sax gisuma ko donc ku nekk dafa am cër buñ la dénk. Sidiki Kaba mooy ministre de la justice mu jàng ko pratiquer ko lum si mën a xam mais man Youssouphe mënu ma ko xam mais luñ mën a def mooy fexe bay waxtaan suñ biir ba jàmm am ñun ñëpp ñu toog même buñ bokkut fu ñu nekk waay nañuy joxante loxo nañuy waxtaan. mais monsieur le ministre est-ce que le dialogue est possible bu ñu xam mosoon nañ fi njëkk teg li nga xamante ne moom moo di dialogue ñu ëlbatikuwaat di prôné waat dialogue te gis nañu bële fu mu mujjee ndax loolu c'est possible si moment bi surtout. waaw di dialogue a ngi nii dañu ngi dialogue nii am na fu mu féete am na fu ma féete comprendre nga bu ma invité woon kër ma dem reere fa c'est de sur quoi loolu mooy dialogue c'est-à-dire que tant que bàyyiwuñu xam nga kii xam naa ko bu baax du waxkatu lu ñaaw wala def ko xam naa ko bu baax ñoo bokkoon suñu LD. ñoo ko bokkoon xam naa ko bu baax dafa fekk rek ni ñu éviter di moytu di xamb taal bi il faut ñu moytu loolu fexe suñ biir parce que ñun ñëpp ay magum jëmm lañ am na as tuut lu ñu xam ñu fexe daal ba nga xam ne même buñ du d'accord si yëpp parce que jamono mel noonu sa biir kër sax jafe-jafe yooyu da nga ko am mais même buñ bokkut xalaat même buñ bokkut gis-gis mais quand même am na lu ñu bokk loo xam ne lu am solo la ñoo bokk diine bi ñoo bokk réew mi ñoo bokk yëpp comprendre nga nii mu toogee di wax ak ñoom mais buñ demoon ne président Macky Sall dañ lay gis dañ waxtaan mais dana leen dalal ñu waxtaan parce que loolu moo war a am waruñoo toog ku nekk taxaw fële di xamb taal bi parce que am na nit ñoo xam ne ay la ñuy dundee ay rek la ñuy dundee mais nañ moytu loolu pourquoi ñu war a dundee ay pourquoi ma war a gis Cheikh Gueye rek ne non fële la bokk du ma wax ak moom wala du ma def lii loolu daf ñuy tardeel gis nga réew mii kenn mënu fi kenn ëpp fi doole kenn mënu fi xoqatal kenn ñun ñëpp a yem dafa fekk rek ni ay doomu aadama lañ nañu fexe daal ba lépp lu ñuy wax comme nuñ ko defee bokkuñu camp nuñ ko defee nii ku nekk wax lu ko métti ku nekk wax sa xalaat ñuy ñaan aussi Sénégalais yi maanaam muy opposition muy pouvoir ñun ñëpp lu Serigne Abdoul Aziz Sy doon wax ñu tàppe xol yi xam ne fii ay jaar-jaar la ay jaar-jaar dong la nañ tàppe xol yi fexe ba yenn wax yu ñaaw yi ay saaga ay xaste jël ay nit ñoo xam ne da lay wóor ni ñii seen bopp yi am na luñ manqué mais yàlla ko def peut-être que man si laa bokk ay nit ñoo xam ne taxaw di yekk doomu aadama yenn yi di ko teg lu ñaaw lu rafetul ñu koy jàppale xam nga ne loolu day yàq réew donc nañu fexe nañuy waxtaan gis nga dialogue politique boobu ñu initié woon nañ fexe ba dialogue politique boobu am ñu waxtaan bu ma nee tey maa gën kii wala maa gën kële damay wax lu ma neex ay doomu aadama rek lañ nañuy waxtaan di diisoo jéem a seet bu jafe-jafe amee nuñ koy saafara parce que ñunu neen la monsieur le ministre ni mu ko waxee Cheikh Gueye yomb na lool ne firndeel rek dialogue gis nañu dialogue ba nu mu mujjee woon ak la ñu mujjoon am yëpp ak tournure yi nga xamante ne moom moo mujjee am avant les législatives pendant et après les législatives gis nañ tournure yi muy jël yëpp tey jii est-ce que kuje gi rawatina yéen waa Manko xaar ngeen njiitu réew mi woote wàcc dialogue ngeen dem wuy ji ko toog waxtaan. comme ni ma waxee léegi Sénégal ak société boo gis ci waxtaan rek lay mujj. pouvoir yi fi jaar yëpp bu ñu mësaan toll ci xat yox yu demee ni dañuy woote waxtaan mais dama ci yokk rek ni àdduna nu mu daan doxee démb mën na bañ doxe noonu tey parce que yu bees yu bari daf ci am te yooyu yëpp boo ko tenirul en compte rek mën nga réer man bi ma déggee Hélène Tine ci assemblée nationale mu interpellé woon ministre bi ci kaw Khalifa Sall ministre bu tontu woon ko nu nga ko waxee léegi ni Khalifa Sall kenn attewu te it comme que am na d'innocence il jouit de ses droits civiques. il jouit de ses droits ba ñu dem ba def ci élection nekk tête de liste nit ñi kii de doy nañu ko voteel man lam naan xawal ci moom moo doon kii ñu voteel bu mu nekk député day waratul fanaan ci kaso bii mu nekk naa war a génn loolu aussi ci dialogue la bokk
réew mi yan taxawaay bu tolloo ci jafe-jafe lañ ca war taxawee ba saafara ko jàll ci leneen. kon da nga jàpp ne kilifa yi dañoo waroon poser des jalons d'apaisement ci. loolu mënoon na nekk aussi parce que askan wi wane nañu ni Khalifa Sall bi ñu woteel benn Khalifa Sall rek la mooy Khalifa Sall maire Dakar moom la ñu woteel mu nekk député te député balaa nu kiiraay bi ko ñëpp xam nañu ko bu ñu delluwaatee ci kàddu bi day mel ni ñi ngi bëgg indiwaat jafe-jafe ci problème boobu wala xel mu teey ci ñu bari ci loo xam ne mënoon na ñàkk li ma lay wax léegi dialogue nag pour moi foog ñu nawlonte foog ñu wegante foog ñu nangu ci li ñuy waxtaan it te luy jëmalal ji réew mi kanam ni ko Youssou waxee ma ànd ci aussi njëriñu réew mi jàmm réew mi ñëpp la soxal du pouvoir wala opposition képp kuy doomu réew mi dalu réew mi jàmm réew mi war na laa soxal. mais est-ce que présentement nii le dialogue est faisable et possible. am na préalable yu bari bu fekkee ni contentieux yëpp vidé wuñu ko. réglé wuñu préalable dialogue bi aussi ce sera un dialogue de plus. wala day log li wolof di wax day log du dem. te mu ñàkk log bi mooy foog ñu joxante cër kenn ku nekk mën nga féete fa nga féete kenn ku nekk mën nga gisee na ngay gisee mais bu réew mi taxee ñu war waxtaan ni njëriñu réew mi ña ca am xam-xam ña ca war a taxaw ca dox sëñ Cheikh Tidiane Maktoum maa ngi koy tudd rek yàlla na yàlla taasul ci barkeem. amiin yaa rabbi. kàddoom yu rëy yooyu jublu woon ci wax ka rek pour annoncer nouvelle daf ci jublu woon pour ñu saafara réew mi ñoom aussi kilifa diine yi ngànk réew mi dafa am cër ak taxawaay bu ñu war a am ci réew mi ñoom it ci réew mi kilifa aada yi kilifa fépp fu mënti nekk foog ñuy toogi réew mi foog ñuy waxtaani réew mi du président de la république rek wala opposition bi rek wala déedéet ñooñu ñëpp ci réew mi lañ kenn ku ci nekk am na cër ak taxawaay bu war a am réew mi dafa war dem ci dal dafa war dem ci yéenante jàmm dafa war dem ci nawlonte dafa war dem ci fooga kóllërante ak rafetal lépp loo nga xam ni safaan ba la ak foo mënti bokk nga xam ni lii du Sénégal te du njëriñu réew ba tax na dialogue bi lu mën a nekk la waaye pour mu nekk foog mu am ci yu ñuy jaar pour yenn contentieux yi ñu vidé ko mais parce que depuis lors au lieu que ñu vidé contentieux yi day yokk rek coow biir réew mi la woon mais léegi génn na sax réew mi ba àgg na ci diaspora bi foo xam ni buñ ci defulee ndànk man de am naa ci njàqare bu baax vraiment ñaari fan yëpp nelawuma ci li may dégg ci li may gis dama tiit ci réew mi te réewum Sénégal Touba réewum Alaaji Malick réewum Maam Seydina ak kilifa diine yu mag yi fi newoon kenn ku ci nekk fa nga nekk bay sa waar ca tool ba yàlla war a séddale ko war na mën mais tey Cheikh Gueye propos yi nga yëkkati nii moom le ministre le directeur de cabinet du chef de l'État yëkkati woon muy El Hadji Omar Youm xam ne il a peur pour le Sénégal tey suñu demee ba ñi nga xamante ne ñooy suñu ay njiit am tiitaange ci Sénégal kon ñun ñi nga xamante ne ñoom la ñu administré nan la ñu war a def. moo am tiitaange. El Hadji Omar Youm. waaw kon moom moo am tiitaange ñun amuñ tiitaange man de aw ma tiitaange. moom bu amee tiitaange bu tiitee man tiituma. parce que nag ay doomu aadama lañu. munuñu tey jii jóg rek lépp dox nu mu waroon a doxe loolu mënta nekk ay jafe-jafe mënta ñàkk. il faut mu am ay jafe-jafe d'ailleurs jafe-jafe moo ñuy yee ñu gën a xam gën a mën a gëstu gën a mën a ànd jafe-jafe mënut a ñàkk si àdduna bi ku bañ jafe-jafe dootoo nekk si kaw suuf donc loolu tiit wala lu ñuy ragal. mais posture bi muy occupé moom moo tax. bu fekkee ne moom posture bi muy occupé. moom kan. El Hadji Omar Youm. non bugguma ñu indi débat si moom indiwuma personnalisé wu ma mais ci propos yooyu laa wax man bugguma woon sax dugg si loolu. dama ne Sénégal bu soobee yàlla jàmm rek kay am président Macky Sall tiitut premier ministre tiitut Mohamed Boun Abdallah Dionne pardon ñun tiituñu amul lu ñuy tiit. mais Cheikh Gueye am na ci benn. waaw mais c'est normal. waaw mais jaadu na non xam nañu. jaadu na mu bokk fenn foofu am jafe-jafe mais il faut mu am naqaru xol mais kooku c'est humain dafa normal dafa naturel man xam naa ko bu baax comprendre nga donc mbir mi mooy que amul lu ñuy ragal
ak lu ñuy tiit xam nga lu ñu war a ragal mooy wax ay wala def ay loolu rek la ñu war a ragal wax ay wala def ay sa moroomu ñun ay nee naa la ay julli lañ c'est important ay croyant lañ sa moroomu doomu julli tout le temps dafa am cër boo ko war a jox c'est que Youssou baat bi la xëy na njàqare bi nit ñi am képp kuy nit war nga am njàqare ci réew mi parce que li fi xew mooy am na lu am ci réew mi loo xam bu su fee am te baaxul ci réew mi mooy li nga wax noonu ñàkk wegante bi ok d'accord ñàkk rafetal bi c'est ça yenn kaddu yi yu ñaaw yenn kilo yi salté baaxul ci réew mi baaxul ci réew mi jëm maanaam fan la jëm moo tax ma ni responsabilité ñëpp la tout à fait ñu war ci taxaw taxawaay boo nga xam réew mi foofu du jëmukaayam réew mi li ko jig mooy jàmm rek mooy dal réew mi li ko jig mooy wegante réew mi li ko jig mooy joxante cër réew mi li ko jig mooy ñu nawlonte d'accord tey sànq Youssou mi ngi koy évoqué moo di yéen a bokkoon seen LD tey ñu gis LD jamono ji ni muy doxee mais constat bi ñëpp di def itam moo di ne les partis alliés fi mu nekk nii ku ci nekk ci biir nguur gi rek scission am na si seen biir lan moo ko waral tombé waral ay gàpp wala lan la. mooy li ma la wax xam nga société day dox et xew ci LD moom la ñu doon waxtaanee léegi ci justice bi moom la ñu waxtaanee ci yeneen. corps yu bari société boo dem dafa am des hommes et des femmes debout des hommes et des femmes assis des femmes et des hommes couchés ñenn ñi sax ils sont sur le paillasson parce que li ma xam ci Youssou am na ñoo xam ak fu ñu mënti féete fu leen dëgg fekk fa la leen di bàyyi am na ñoo xam nag seen dëgg wala ñàkk am dëgg seen péete moo koy déterminer parti politique yi du LD politique la ko taxoon a jóg ak def politique la taxoon nit ñi di ko def lu ci bari dafa am coppite soxna si politique du defar sa bopp politique defar sa gox la defar sa réew la ci xam-xam ak yar dugg ci politique aussi da nga am projet de société am ay valeurs ay principes ak ay convictions même bu dee yow ci sa bopp wala muy si parti politique bi xam na ko LD li ñuy wax la critique ak l'autocritique loolu moo doon mandargal parti bi am débat d'idées un débat sincère comme ni nga doon wax débat moom mooy culture différence bi lawbe bi ni muy xoolee garab bokkul ak kii jëmbat garab ni muy xoolee garab lawbe bi lu koy intéressé rek nan lay daanee la garab bi daf ko mat kii jëmbat garab nan lay fexe ba garab gi naat ba taaru donc bokkuñu gis-gis mais la ñuy bokk di gis-gis benn garab bi moo leen soxal war nañu mën toog di waxtaan parce que bu ñu waxtaanul rek law bi du gis garab bu nga xam ne dana ko yett ëllëg ba tax na parti yi aussi seen mission fondamentale muy mission de formation d'encadrement soxe léegi da ngay jóg rek dugg ci politique pour def politique am na ñu bari ñu nekk ci parti politique mais wutuñu dara ci politique xamuñu sax luy politique defe nañu jaar la pour àgg fenn fi te loolu du politique mais li ñu nemmeeku Cheikh maa ngi koy évoqué léegi moo di ne dañoo nemmeeku ne lépp loo xamante ne parti allié la woon fi mu nekk nii fexe nañu ba mu am scission si seen biir soo xoolee on peut évoquer le cas du parti socialiste entre autres ak yeneen tey jii c'est la LD jàllar bi si liñ leen xamee woon tey mu mel ni lu ci bëri ne moom moo di seen yoon boobu. waaw mais du lu bees sax aussi sous Senghor amoon na am na même ñu nekkoon parti de gauche. bu ñu dem rejoindre Senghor. voilà sous Abdou Diouf amoon na bi ñuy wax gouvernement. de majorité élargie am na ñu fa jaare bàyyi politique ba léegi su Abdoulaye Wade am na yeneen parti yoo xam dañu mujj sax dugg intégré ba fusionné su Macky aussi mu am parce que pouvoir noonu lay doxee pouvoir contre pouvoir ba tax na léegi li xew ci parti yi muy loolu ñii nga xam ne dañu ne génnuñu ci parti bi ci parti bi la ñu bokk parce que ñoom jàpp nañu ñoom ñooy parti bi ñoom jàpp nañu ni ñoom ñoo ŋànk kiirlaay ak dëgëraayu ak doxalinu parti ñoom loolu lañu jàpp que donc parti bi war nañ ko repositionné waat pour mu jaar ci yoon wi nga xam ni moom la mës a nekk muy un parti de débat un parti de critique mais parti boo xam pas parti yóbbaale ma rek lu ñu def noonu yaa moo yaa gën a baax lii moo gën a am et cetera loolu du politique parce que wax nañu ko bi ñu génnee ci élection yi mais Youssou sax li gënoon rafet mooy élection yi kat wax dëgg yàlla def nañu élection waaye ñëpp nanguñu ni am nañu ay jafe-jafe am nañu ay problèmes yu mag a mag
li koy mën saafara moo ñu toog waxtaani problème yooyu su Abdou Diouf loolu lañ daan def su Wade on l'a fait à chaque fois que mu am élection nit ñi dajee pour xool yan mooy rëq-rëq yi yan mooy tolof-tolof yi nan la ñu mën a dajee ba saafara loolu bu élection ñëwee lootu la réew mi noonu lay tëdd te ci noonu la war a dox waaye yaa fi gën yaa fi mën li nga def yëpp baax na félicité nañ la 100% loolu du politique du réew su tey li tax ñuy gàkkal deru politicien est-ce que du tey idéologie yi nit ñi doon développé moo leen doon tax ñuy adhéré ci benn politique wala ci benn parti tey loolu moom moo nax saay ba nar a indi dérive yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku au sein des partis ak scission yi nga xamante ne itam ñu ciy am. waaw xam nga jamono aussi day dox. jamono day dox tey jii buñ toogee di compter parti wax dëgg yàlla seen lim dana takku lool. loolu nag démocratie moo ko indi te mënuñu wan gannaaw démocratie ku may taxawal parti yoon moo la ko may mais daal lu ëpp solo Awa Diop Ndiaye mooy ñu xam ne réew mi suñu réew la ñun ñëpp loolu am LD am na feneen ak feneen ak feneen fu nekk am na fa contradiction il faut mu am nit ñi ñëpp mënuñ déggoo yàllaa ñu bindee noonu motuñu donc ku nekk am na loo far am nga si gis-gis extra mais nañu fexe malgré loolu nañu fexe daal ku nekk di jubal nga def ko mu doon lu dëggu mu doon lu sincère buñ demee nag ba politique amatul loolu lu neex waaye mu def bu la neexee nga xaste bu la neexee nga saaga kenn du la wax dara boo nekkee si camp boo saaga boo xaste ñu tàccu la ku gën a saaga moom lañ mën a tàccu ak magum jëm ay kilifa toog gis kuy xaste di wax lu ñaaw ñu naan ñu ngi koy encouragé ñu ngi koy jàppale si kuy wax kaddu gu ñaaw yow kooku nga ne yow jullit nga ne loolu am nga loo gëm man de bu ma toogoon ak koo xam ne père yàlla na nekk beneen parti boo xam ne parti bu ñu bañ la dana am loo xam ne li rus naa ko teg si dana am loo xam ne li dañ ko war a moytu gis nga wax ju ñaaw xaste ak saaga ñooy lor nit. est-ce que Youssou du manque d'idéologie bi nga xamante ne tey moom la ñu nemmeeku au sein des partis politiques moom moo indi dérive yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku également sur la place. non c'est-à-dire que aduna mooy dox rek am na loo xam ne li mënuñ ko woon a xalaat il y a 7 ans il y a 10 ans gis nañ fi lu nekk. am na yu bëri yuñ gis am na luñ bëri lu ñu xam mais jarul sax ñuy toog di nettali lu ñaaw jaru ko nañu fexe bay avancer. bay jëm kanam comprendre nga tey jii même bu sama xarit bi monsieur le maire même bu fekkoon ay noon lañu quand même am na fu ñu war ta egg dafa am foo xam ne fi waruñ fa egg parce que Cheikh Gueye mii bu ma taxoon tey jii di ko yekk yenn yi sama bopp laa ko yekk dëkk bi laa yàq wax ju ñaaw gisuma lum saafara wax ju ñagas gisuma lum saafara léegi nag ay ñam est-ce que waruñoo ñun seetaat suñu bopp am na psychologue bu ko doon wax affaire même dëpp national parce que ku ñuy tàccu léegi mooy kuy saaga boo saagaa ñu def la héros boo xastee ñu def la héros foo dem télé boo dem ñu jox la micro nga xaste nga saaga teg si doomu aadama bi lu ñaaw lu nekk suñu société bi lañu war a seetaat suñ doxalin lañu war a seetaat xam ne tey jii jot na kilifa réew mi kilifa yi ñu taxaw ñu mën a toog dialogue politique boobu ñu fi defoon esquisse dialogue politique am lu mu juróon mais des na nañ gën a waxtaan. nañ delluwaat juróon na dara. waaw indi na dara kay mais indi na dara bu par exemple chef de l'opposition muy à l'époque Oumar Sarr ñëw taxaw bokk ci dialogue politique ak ñeneen mais am na lu mu jur donc lu mu jur loolu buñ ko xeeb bu tuutee ba toll ni wee aussi jàmm kenn du ko xeeb nañ fexe rek continuer xam naa président Macky Sall bu baax. xam naa premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne bu baax jàmm rek lañ bëgg jàmm rek waxuñu dara si ay waxuñ dara si jafe nga wax naa la ko léegi ñun ñii ku si def discours nga def dérapage bu ndaw daf la koy reprocher bëgguma di dugg tellement si biir donc ñun daal ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm d'accord xam nga ñëpp mën a xeex xam nga saaga dafa yomb làmmiñ rek nga yore di saaga te fekk xamoo dara amoo xam-xam amoo xel comprendre nga donc ku la dàq xaste ku la dàq saaga mooy ku la gën a ñàkk fayda te ñooñu jarul ñu leen di topp si seen terrain Cheikh Gueye mii par exemple yàgg nañ xamante nit ku yiw la buñ génnoon fii aussi wax mais du yàgg ba ma teg si deram
lu toll ni we loolu mooy gor nañ dekkal ngor si réew mi. d'accord ñu ñëw ci beneen point mi ngi aju ci pèlerinage à la Mecque bi mu daw waxtoom yaakaar nañu ne suñu jëloon pàcc bu yëpp jox ko privatisation état jël lu ci lim bu ndaw problème dootul amati mais problème bi tey ça reste le même 150 pèlerins ñu laissé leen sur le tarmac également il y a problème Cheikh Gueye. oui mooy li ma la wax xam nga day sujet bi day dellu si waat yu bëri ci réew il faut ñu construire consensus ñi fi nekkoon ak ñi fi nekk ak ñi ñëw ëllëg ñëpp bu ñu amul consensus on ne réglera jamais ces questions consensus dafa am solo te consensus du lu ñuy décréter processus la ba ñu àgg fa ba tax na xëy na pèlerinage bi moo gën a fës rek mais ci yenn fànn on a les mêmes problèmes daaw waxtu yi mun ma fekkoon ci aj bi am na benn journaliste bu posé woon question moo di même yeneen réewu Afrique yi gis nañu ni li ñuy fay ñoom pour dem Makka c'est moins cher que ñi Sénégalais organisation donc sur beaucoup de questions et xalaat bu ma ci waxoon mooy ak lépp lu ñu mënti def nañu ko toogee waxtaan privé yi am na si ñoo xam ne ay modèle lañu ay référence lañu mais am na si ñoo xam ne yàlla xam dañu am na si ñoo xam ne c'est des professionnels mais am na si ñoo xam ne yàlla xam dañu am na si ñoo xam dañoo am expérience bi yàgg def rek yeewu ne damay def te bañ a jàng ko sàmmonteeg ak yelleef yi nga xam ne war nga ak formalité yi nga war remplir ba tax na lu toll ni pèlerinage au lieu saint état bi même bu ko privatiser dafa am taxaw waaye bu ca war a taxaw ba du am benn doom c'est de la responsabilité de l'état d'accord quel que soit nag niveau de privatisation bi et comme ni mu ko waxee àdduna day dox man jàpp naa ni aujourd'hui l'état ne peut pas tout prendre en charge et même dans beaucoup de domaines léegi rek laata ma ñëw bokk na ci li maa ngi doon wër sama terrain yi ci commune bi moo war a defaraat ànd ak benn promoteur mais daf may ñëw naan ma fii est-ce que da nga koy privatiser bu ko waxee ñu xoolal ko ñu ko lu tax mu ni mais xoolal tous les lieux recevant du public yu ñu privatiser wul yëpp dañu amorti boo xoolee marché yi coow la fa am yëpp mais parce que c'est pas privatisé si amoon privé bu koy gérer dana set dana am éclairage dina am sécurité xoolal terrain stade yi buñ ko privatiser donc il y a une nouvelle politique à développer il faut que àdduna ñuy adapter la situation mais lii yëfi nguur la rek xoolal mbedd mi alalu buur la tey am na benn télé bu woon pour inviter ma discuter sur les lieux publics veille tabaski pourtant saa yu tabaski di waar a jot autour du premier ministre dañuy def une réunion pour déterminer les points de vente des moutons mais tey c'est pas respecté n'importe où sa buntu kër rek da ngay jël sa coggalu xar rek ci la te dafa am bërëb yoo xam fa la xar mi war a nekk ak bërëb yoo xam ne xar mi war a donc ñun dafa am fànn yu bëri yoo xam ne war nañ ci toogaat waxtaan su mooy point bi ñuy tëjee sax mu jëm ci pèlerinage bi gis nañ ne ren li ñu privatiser moom moo ëpp lu nguur gi yore mais il reste des problèmes ba pare tey la gën a cher des gens qui déboursent 3,5 millions pour dem à la Mecque ñu bàyyi leen fi te ñu tàggu seen mbokk yi ba pare toll ci 150 te est-ce que amul beneen politique boo xamante ne waraat nañ ko mettre en œuvre pour xoolaat également pour rectifier ces failles. waaw loolu moom lu xew li moom si aji màkk bi moom du lu rafet. du lu rafet te wax dëgg yàlla war nañ si jël ay motukaay jël si même ay parce que quand même au plan purement humain maanaam nit ki fexe ba am biyem ba war a tukki def ko si xelam def ko si xolam def ko si boppam di tàggoo di wut ay serite nga tere koo dem loolu daal wax dëgg yàlla lu ñaaw la dañ koy ñaawlu mënuñ koo rafetlu parce que nag nit ku gëm yàlla gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jóg lu mu yore woon yëpp mu mënoon na ko defaree leneen faj si yeneen soxla dafa war a dem ziyaar ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tas seen yaakaar ba ñu toog fii loolu moom lu ñaaw la te yaakaar naa ne danañ si tirer des leçons et que état bi aussi incha allah dana si jël ay mesures yu leer jërëjëf mu mel ni waxtu bi ñu cërale woon jeex na ci seen émission bi lee di Selebe Yoon monsieur le maire le dernier mot. di leen sant di leen gërëm. bokk na ci li ma gëm ni dana sauver réew mi moo di organiser
ay cadre de concertation réew waxtaan pencoo moo ko yor di waxtaan ci dal waxtaan ci xam-xam waxtaan ci xel waaye waxtaan wi nag rafetal ak nawlonte lal ko ña war a waxtaan aussi teew ci bëri bu waxtaan bi jamono bi dafa toll foo toll rek teel rek boo dégg rek lu nekk fenn fu nekk ñu bëri ña fa nekk wutuñu fa dara mu ngi ci presse bi mu ngi ci école bi mu ngi ci secteur bolom bari na ñu fa nekk di def ak dind njombe yu fa am ñoomata wutuñu fa dara ba tax na jar na waat mbir yëpp nan lay doxe et yu ci bari aussi ba ñuy jóg rek soobu ci benn sëriñ bu mag dafa naan ni gaawee génn ci mbir garaawe gaaw dugg ci mbir moo ko gën a garaaw foofu ndax dugg ci ba génn si dara jot ba donc looy dugg lu nekk war nga ko seetaanal ko ba xam ni doy na la wóor na la war nga cee dugg nga dugg si mu indi problème privatisation bi mais mën nañ jël benn année test xool avec privatisation qu'est-ce que ça donne xool par ndànk-ndànk mais jóg rek teel brusquement mooy indi jafe-jafe ça a été brusque jërëjëf monsieur le maire ci teewlu bi monsieur le ministre itam le dernier mot waaw di leen gërëm rek si dalal boo ngeen ñu dalal fii pour ñu waxtaan lu jëm si askan bi di gërëm bu baax aussi di ko féliciter monsieur le maire parce que xam naa ko nit ku yiw la nit ku am gëm-gëm la wax dëgg yàlla te yàgg na waxuma ko aussi pour mu neex ko dafa doon lu am nit ku jàmm la nit ku yiw la nit ku am gëm-gëm la donc je crois que lii rek mooy tax suñu réew avancé di moytu yenn kaddu yoo xam ne yi lu muy yàq moo ëpp lu muy defar. jërëjëf monsieur le maire bu Derklé di Cheikh Gueye di suñu njaatige ñu koy jaajëfal bu baax ci teewlu bi di jaajëfal bu baax itam le ministre conseiller Youssou Touré di jaajëfal bu baax oustaz Assane Diouf ak Moustapha Diop ñi fare woon ci coordination bi ak réalisation bi waaye du côté de la technique may jaajëfal bu baax Charles René Fall Cheikh Tidiane Diop ak Modou Fall ci njàppandal gi ma leen di jaajëfal yéen ñi safoo leeru jamono Walfadjri di leen jox ñëw ci beneen numéro Selebe Yoon bu soobee suñu borom ñu leen di ñaanal fanaanu jàmm ak salaam te di ko sàkku ci yéen